Voilà la récréation est terminée aussi information bu ma leen di jox Cheikh Tidiane Gomis nee na il va se retirer pour 3 mois parce que mënatul supporter lii am ci plateau bi. yow laa mënatul supporter. ah ok sama personne la. yow ak Charles mënutuma leen a supporter. donc xam naa di nga jël retrait plus de 3 mois. parce que waaw sama kanam gi dina yàgg quoi. incha allah est-ce que sax du nekk retrait définitif. ma dem noppalu ko ji man. dem nekk ci leneen loolu laay ragal nag. waaw ma dem nekk ci leneen. ah d'accord waaw damay demander sax affectation ñu affecté ma Ziguinchor ma nekk correspondant wu Ziguinchor. wala à Ziguinchor ma toog foofu. d'accord voilà damaa sonn. léegi. man damaa sonn yow nga ñaan affectation man damay daal di moom de te yu fi Aliou Sow lay def Salma moo ñëw ci plateau bi. di tëb di daal Salma lan la wala sa màggal moo neex. gisagu leen dara sax gisagu leen dara. lan la lu xew kenn xamu ko. waa jo. yàlla. coach nag ma bàyyi dégg man de man xam nga man bëgg naa xam lan laa la def. man bëgg naa xam lu ma la def waaw am na lu xew entre temps après nga wax ko incha allah. lan la man defuma la dara. ah déedéet xam nga gis nga ay nit ñoo may jaxase ak yow. Salma nee na da nga koy jaay affaire star. gis nga kii affaire star. kat man te yaa ko gën a nekk star. nuyu nañ la Salma. maa ngi lay fay Fatou. man di nag nuyu l'international sama xarit ba woon. ak l'invité de. suñu invité bi Abdou Khoudoss Ndiaye également les amis des téléspectateurs. d'accord fay nañ la bu baax namoon la bu baax aussi tey ci people nga fas yéene indi ñu lan ci actualité. voilà dinañu def la revue des actualités people les plus marquantes mais nag dinañu ko tàmbali ak convocation bi nga xamante ni lu xalif général des Mourides defoon na ko kii di Soxna Aïda Diallo. gannaaw ba ñu weesoo Màggal Touba 2019 bi de donc ci kanam tuuti rek ñu yaatal. d'accord loolu am na solo dinañ ci ñëw ci kanam tuuti léegi dañuy bàyyi Khoudoss nag mu daal di sekk waxtaan ak kii di professeur Anne Khoudoss tey ngay waxtaanee jafe-jafe yi am ci wàllum foncier. waaw justement foncier bi xam naa tey dañuy introduire rek pour daal di mën a dellu dans les semaines qui viennent avec des éléments un peu illustratifs. Ibrahima Anne ginnaaw bu ñu la nuyoo gis nañu daanaka problème foncier bi dafa bëri coow ci dëkk bi bu ñu jëlee prétexte benn titre foncier bi nga xam ne ji jamono ji moom mooy def la politique finalement on quitte du social vers la politique c'est quoi réellement le problème du foncier au Sénégal. voilà jërëjëf Khoudoss tey moom laal nga mbir moo xamante ni yaakaar naa kaw gi ñu mu intéressé la parce que yaakaar naa ñoo gën a souffrir ci problème foncier. bu ñu xoolee nag foncier dafa garaaw te bu ñu xoolee historique jamono colonisation lan la nit ñi doon daw di wuti colonisateur yi ku nekk da nga doon daw di wut suuf soo gën a mën a contrôler. fu gën a placé wu surtout. fu gën a placé wu pour mën a toog nga xool guerre yu bëri aussi suuf moo ko waral te bi si gën a garaaw mooy bu Israël bi. Palestine ak Israël donc foncier nekk loo xamante ni li mu indi si musiba kenn xamul lu mu toll mais fii si Sénégal dafa toll foo xamante ni foncier bi si wàllu dëkku kaw yi indi woon na ay problème bis bi na ngeen gis nit ñi di jóg fii di manifester et si dernière rencontre bi nga xam moo am centre Abdou Diouf nga xamante ni notaires yi ñoom ñoo ko doon organiser ngeen dégg seen wax yépp président de la République li mu wax lu ëpp si li nga xamante ni moom la ñuy teg si kaw table am mooy problème foncier loolu nag dafa am lu ko waral. mooy lan ndax xam nga mënuloo wax foncier te waxuloo décentralisation boo xoolee décentralisation demoon na ba toll foo xamante ni nit ñi dafa nekkoon si dëkk yu mag yi rek bi ñu demee ba toll jamono nguur gi xalaatoon ni monde rural bi ñu ngi liggéey si dëkku taax yi bàyyi monde rural bi ñu ni monde rural bi il faut que ñu jox leen ñoom tamit pàcc boo xamante ni ñoom ñoo koy gérer seen bopp ñu ni booy def collectivité locale bi il faut que dafay am maanaam ressource ku amul ressource mënuloo ko
mënuloo nekk collectivité locale si biir loolu ñu ni monde rural bu leen bëggee jox loolu ban ressource la ñu am bi ñu xoolee ñu ni seen ressource yëpp suuf rek la te jamono boobu suuf si dafa am ñu ko moom ñi nga xamante ne ay borom alal lan ñi nga xam dañu am suuf si yeneen anam maanaam am na fu ñu doon wax droit de feu maanaam foo xamante da nga ko jël nga lakk ko ba mu yaatu foo lakk yaa ko moom ñii ni foo xamante ne da nga gis mu nekk àll nga gor ko loo gor yaa ko moom mu toll jamono boo xamante ni nag yore woon suuf si kenn mënatul woon jot si suuf si ñu ne comme ressource si bi monde rural am moom mooy suuf kon nañu jéem a fexe seet ba nga xamante ni suuf si danañ ko jëlaat pour jox ko maanaam ñi nga xamante ni ñooy askan wi ñu préparé en 1955 lu ñuy wax benn comité économique bi nga xamante ni mooy chargé pour xool li nga xam mooy développement réew mi développement économique réew mi comité économique boobu bi ñu toogee ñu xalaat ñu gis ni bu fekkee ni suuf si la am na mbir yoo xam ne daf ko laaj nañuy fexe ba nangu suuf si pour mën ko jox nit ñi pour ñu mën ko aakimoo si biir loolu nag ñu ni il faut que ñu préparer ay loi loolu boobu ñu ngi préparer pour descendre def collectivité monde rural bi en 1958 boobu bi ñu fa tolloo ñu daal di xalaat tëgg benn maanaam yoon boo xamante ni moom la ñu jël ñu dugal ko cour suprême bi ñu ko dugalee cour suprême mooy boobu ñu ngi préparer benn loi boo xamante ni sur le foncier la mooy la loi 64-46 donc en 1958 dañ ko commencé travailler 1958 boobu bi bu paree gars yi yóbbu kii bi loi bi cour suprême bi mu demee cour suprême gars yi gis ni article premier bu loi boobu dafa nekk en déphasage avec constitution maanaam lépp looy def dafa war a méngoo ak lu constitution wax te premier article bi mu wax dafa wax ni léegi kenn amatul benn suuf yëpp nangu nan ko ba mu nee suuf yëpp nangu nan ko def ko domaine national ba mu demee conseil constitutionnel dafa ne déet puisque si biir constitution bi dafa am droit de propriété boo xam ne nit moo ko moom kon il faut que ngeen delloo seen loi bii parce que boo nee kenn moomatul dara mooy wanee ni bokk def ànduloo li nga xam moom la constitution bi wax ñu delloowaat loi boobu di ko tëgg ba 1958 ba 1946 ñu soog a génne loi boobu mu nekk loi 64-46 ñaata at. pour préparer décentralisation 96 nga bëgg a wax je pense bien. la loi 64-46 50 dañ ko préparer ba 46 pour mën a préparer 72 décentralisation. 72 justement. léegi nag si biir loolu ñu génnee ni léegi lépp loo xamante ni suuf la état bi may na képp koo xamante fa nga dëkk nga préparer nga dem immatriculer ko bokk immatriculer yaa ko moom fi nit dëkk foo xamante ni amagoo maanaam yaa ngi koy lijjanti jàpp ni yaa ko moom mais nga préparer wuti kayit si la boobu ñu bëri dem préparer ñi ñu dugal mu nekk en cours ñu daal di jël nag suuf soosu ñu ni dafa am loo xamante ni moom la ñuy wax lépp loo xamante ni kenn immatriculé wu ko nekkul soo xam si domaine état ak leneen léegi loolu moom la ñu jël ni ko def ko domaine national ñu ni domaine national boobu nag léegi dañ koy diviser si ñeenti pàcc benn bi moom la ñuy wax zone urbaine mooy maanaam dëkkuwaay si dëkku tax yi beneen bi ñu ni zone des terroirs zone classée mooy par exemple xam nga environnement dafa am zone yoo xamante ni boo ko bàyyi bu ñu koy yàqee dafay jouer si environnement bi yooyu comme fret classé yeeg yooyu dañ leen fay bàyyi kenn du leen laal beneen bi nag ñu ni zone des terroirs mooy lépp lu nekk si àll bi li nekk si àll bi nag mu am ñaari ñu def ko ñaari pàcc benn bi maanaam si zone de terroir bi mooy dafay concerner li nga xamante ni moom la nit ñi dëkk mooy baykat yi fa la dëkkee beneen bi mooy fu ñuy bayee beneen bi mooy fu ñuy sàmmee ñun loolu lañ koy réserver kenn amul droit pour laal ko su ñu génnee pàcc yooyu ba pare nag ñu ni ñeenteel bi mooy
lu ñuy wax zone pionnière dafa am aussi commission économique boo xamante ni moo réfléchir si li nga xam mooy nekk si développement économique réew mi seet ba xam lan fay def pour mu mën a jëriñ ñëpp. léegi nag bu ñu xoolee si ni ñu partagé suuf si maanaam zone urbaine muy dëkku taax yi zone des terroirs mu nekk zone bi nga xamante ni moom la baykat yi ak li ni moom dëkkee ak zone pionnière boobu nga xamante ni mooy lépp li projet de développement économique ñu war ko fa def tey jii moo war a wane ni warul am problème si li nga xam mooy problème suuf. te pourtant ci si diggante 3 zones yooyu la gën a am problème. lu tax mu am problème xam nga zone pionnière mooy fi nga xamante ni kenn bayu ko fi nga xamante ni kenn dëkku fa fi nga xamante ni kenn sàmmewu fa mais est-ce que si Sénégal léegi si jamono léegi est-ce que am na zone bu ñu bayul. avec le est-ce que am na zone bi nu sàmmul est-ce que amul village yi multiplié wu nu dugg kon mooy wane ni zone pionnière yi ñu doon wax amatul te zone pionnière yooyu moom lay état waroon mën a jël joxe ko pour le développement économique des terroirs mais malheureusement tey jii dañu dem nga xam ne suuf amatul ñu salfaañe yenn zones yi nga xamoon tegoon maanaam xam nga dañuy wax ni expropriation pour cause d'utilité publique. justement expropriation pour cause d'utilité publique mooy li nga xamante dañ koy def maanaam du privé rek mooy mën a ñëw toog ñëw pour wut alal ñëw ni man jox leen ma terrain bi yëpp dinaa ko bay bu ma ko bayee dinaa jël nii ñu ni loolu cause d'utilité publique la loolu du cause d'utilité publique parce que fi nga xamante ni moom mooy bay mais bu fekkee ni am na bénéfice moo koy yóbbu day liggéeyloo ñenn ñi mais ñii dañu jël maanaam buntu boobu ñu ubbi parce que ci biir loi 64/46 bu ñu koy soog a tëgg am na moment boo xamante ni dafa am réforme si yenn articles yi ñu may leen ñoom yenn zones yi si même si zone terroir yi ñu mën a jël def li ñuy wax ni expropriation pour cause d'utilité publique mais léegi yooyu ñoom la ñuy jël am ku ñëw ñu jox la ay centaine hectares yi buñ la ko joxee këru jàmbur ngi si biir toolu jàmbur ngi si biir fii nit ki di sàmm mi ngi si biir. justement à ce niveau-là ce sont les collectivités territoriales maanaam mairie yi ñoom ñooy nekk les responsables wala c'est l'État du Sénégal. c'est l'État du Sénégal parce que loolu li ko waral mooy ni. État du Sénégal ba pare Abdoulaye kii xam nga Macky Sall di wax ni da nga di menacer man loolu ma jaaxal te c'est l'État du Sénégal ba tax moom muy menacer. moom muy menacer kan mooy def décret. l'État. c'est pas l'État qui fait le décret. c'est l'État qui fait. waaw bu fekkee moom mooy def décret moom moo joxe. waaw dëgg nag kon la ne moom menace am yooyu menace lan la. parce que dafa am loo xamante ni bu fekkee ni par exemple dafa amoon ñëpp duñ si dugg mooy le cadastre rural. actuellement nii Sénégal fu mu toll kenn mënu la wax ni am na cadastre rural maanaam suuf si biti kenn mënu ko génne si plan ni lii fii la yem fii la yem cadastre rural moo mën a régler problème yu bëri te cadastre rural am actuellement nii li nga xamante ni moom moo am mooy da ngay gis koo xamante ni day ñëw am na possibilité si ñi nga xam ñoom ñoo nekk si kaw waxtaan ak ñoom ne leen man fii mën naa fi def nangam en collaboration avec des maires véreux ñu def li ñuy def ñëw indi teg li ñuy projet la te projet boobu boo ko xoolee li si gën a bëri ñi muy gën a jëriñ mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëgg projet ba maanaam la nga say bay wala nga def ko si bu paree ñoom ñoo koy transformer ñoo koy yóbbu bénéfice bi ñoo koy moom maanaam ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon doon bay yore woon seen tool finalement dañ leen di transporter et dañ leen di transformer en ouvrier agricole et pourtant liñ daan bay si suuf yooyu ñu amoon daan leen si dund at ba at te duñu am problème mais léegi bu fekkee da nga leen jël tey jii nga wax naa xaw ma domaine agricole communautaire nga ko def boo leen jëlee da nga leen di jël si jamono boo xamante da nga leen di fay dundal seen njaboot sax dafay gën a am problème mooy wane ni bu nu deful attention dina dem ba foo xamante ni nit ñi bu nu amee problème foofu nekk mais dañuy génn maanaam dëkk terroir yi ñëw si dëkk taax yi pour wane ni am na si loo xamante ni ñuy caxatee suuf si dafa dul yoon suuf si dañ ko war a bàyyeeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom monde rural ñoo ko moom monde rural buñ ko moomee am na ay clause yu ñu teg bañ nañ ba waxaan si biir loolu wax na ni ñoom buñ koy gérer sax am na comité boo xamante ni moom la war a teg
comité bi du ñu nekk si collectivité locale territoriale bi rek mais am na ñeneen ñoo xamante ni xëy na nekkoon si biir communauté rurale bi bu fa mais am nañu maanaam doole joo xamante ni boo leen boolewul si li ngay def mën leen ko yàq moo tax commission boobu nga xam moom leen war a teg dañu wax ñoom ñëpp dañ leen siy boole. kon maanaam daal maire yi ñoom ñooy lëkkaloo ak état bi pour jaxase askan wi. mais en réalité dégg ngeen fi problème mu mbaan bu fekkoon ni la ñuy def jaarale nañ ko yoon population bi duñ jóg dégg ngeen fii encore beneen problème fan yii. ay côté Sangalkam. waaw Sangalkam jóg nañu xoolal tey jii dama la jox benn exemple rek fi Sangalkam am na zone boo xamante ni nit ñi dëkk nañ fa yii ay village lañu ñii ba ñu amee seen titre foncier kenn xamul kañ la ñu tëb rek génnee benn décret d'expropriation ni fii képp ku fi amoon ay cité maanaam annulé nañ bàyyi ba fa nekkoon képp ku fa amoon titre foncier annulé nañ ko léegi dañ koy def domaine agricole communautaire ba pare ñu leen di naxee dañ naan waaw léegi dañuy jël jeunes yi ñu liggéey fa dañuy jël jeunes yi emploi bi ñu kii ak ainsi de suite. moom la ñuy tuddee pour cause d'utilité publique. loolu la ñuy tuddee cause d'utilité publique mais normalement mais fii biir Dakar fan moo fi am zone pionnière tey dafa nekkoon loo xamante ni dañ waroon anticiper si li nga xamante ni mooy projet de développement économique yi c'est-à-dire domaine agricole yi ñu préserver leen correctement te looy def am na loo xam bu fekkee nañ ko doon def mais terre yi am nañu ko moom mooy paysans yi mais nanu woo paysans yi kenn ku si nekk ñu woo la waxtaan ak yow nga joxe say hectare boo joxe say hectare mu len la lii ñuy def yow si sa société la bokk au lieu ngay développer ñu nekk bitim réew mais développer paysans yi au lieu nga leen def ay ouvrier agricole ñi bëri nag réfléchir nañu si mbir mi même Kéba Mbaye réfléchir na si lu bëri dem na ba ni suuf si nan ko jox ñi nga xamante ni mooy ñi ko moom ñu bàyyee leen ko mais ñu fexe ba nga xam dañ leen di boolee noo xamante ni dañuy àndandoo kenn du am droit def si loo xamante ni sama morom du ko yëg. en tout cas problème suuf moom fii ci Sénégal gëm naa ne du gaaw a réglé wu parce que booy xool ñi nga xamante ni ñoo ko war a réglé sax ñoo koy daal di jël di ko pàccoo ci seen biir xuddoos ñu ngi lay daal di la remercier. waaw incha allah on promet rek téléspectateurs yi xam naa looloo taxoon ma ne introduction la dinañu ñëwaat semaine prochaine ak ay éléments yi nga xamante ne askan wi ñoom ñooy wax su ko defee